mbokk yi ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ci xibaaru diggi bëccëg gi ci Walfadjri TV leeru jamono la ca gën a fës ci bopp xibaar yi xiifalu ñaxtu gi ñenn ci ay liggéeykat ca mairie bu Kaolack toll nañ ci ñeent fukk door dem ba léegi ñaar ci ñoom jot nañoo lott lool ña nga ñare ca lalu hôpital yóbbu nañ leen ci hôpital régional bu Kaolack ngir ñu mun leen a taxawu yooyu lépp ñaxtukat ne xel xalaatul ñu dakkal seen xiifalu ñaxtu fekk jotuñu seen juróom fukki million ak lu teg daa ngeen ci dégg leeral yeeg Al Assane Ba foofee ca Kaolack bokk na ci tamit coowal kankurang foofee ca Mbour yëf ya mujjee na teeri ji ca tribunal fa la yëf ya mujjee gannaaw bu kankurang ba duggee ci ab clinique daal di ko rajaxe Thierno Daf moo ñu koy yëggee tàllal loxo gi Aly Ngouille Ndiaye jawriñ gi ñu dénk wàllub maanaam kaaraange bi réew mi tàllal ku jéeg politique bi ngir ñu diisoo waxtaan laata élection présidentielle 2019 tàllal loxo gi ni mel lu ko wundu ku jéeg politique bi ñu njort ne xëy na la daloon Abdoulaye Daouda Diallo moom la ñu xalaat mu nuyoo si waat ci Aly Ngouille Ndiaye di taxaw seetlu ba ki nga xamante mooy Pape Samba Sène di taskatu xibaar xam-xamam jëm màcc ci wàllu politique daañu jokkook moom ci biir xibaar yi dañ ci toftal xibaar yi ñeel tàggat yaram lu yéene kaay xëye tey dañ leen ko yëggee mbokk yi bu nees ki seema dikk ak yéen ci yaatalum xibaar yi. leeru jamono Walfadjri TV mbokk yi ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi ñu fas yéene ko door rek mbirum kankurang ca Mbour jur na fa coow ci jamono ji ay fan a ngi nii ab gune gañu ne ab kankurang mu fafaat bokk na ci kankurang googee jot naa juux ci ab clinique ba ne ca Mbour jot na fa rajaxe mbir ya nag mujjee naa teeri ji ca tribunal dañ ciy teewlu Thierno Daf. kankurang bi tuddaat nañ ko encore ci ay ñaawteef. waaye bile yoon nag kankurang bu Imam Cissé la ñu joxoñ baaraamu tuuma. man dañ miin. mais kankurang fan la. kankurang Cissé la xam naa kii ko jiite doomam la Pape Cissé loolu ko juste que génn kaso yàggul ñoo ko jiite ñoo fi jotuma ñoom dara seexuma ñoom benn ama ñoom benn différence franchement. mais est-ce que du xiiroo naa yooyu bi dox diggante Imam Cissé ak collectivité Mandinka moo ko. loolu mënul nekk parce que man qu'est-ce que je représente man mënu maa ko Cissé kankurang mënu maa tax keneen kankurang. yaakaaruma benn yoon ne loolu moo tax loolu mënul tax parce que y a des gens plus importants que moi doon loolu ñoom la yaakaar yi ñu attaque. lu weesu bundu xatal xoqatal gi ñu teg ci kawam ak way feebar yi. docteur Samba jël na baaraamu tuuma ne kankurang bi dafa jël lu toll ak téeméer ak fanweeri junni ci ay kopparam ba tax na mu jël tàbbite fu ndogal yóbbu mbir mi ci kanamu yoon. ma dégg coow léegi teel ci ma génn yéen ci ay services yu wër ma dugg man du ma dugg fan la ñu ne daal dugg ma ne du ma dugg ñu commencé sànni xeer commencé saaga commencé toj moom ba ma kankurang bi ne day ñëw sama kaw ñu ba ma dugg ci kër gi. bu ma demee ci couloir bi moom bi était ouvert ñu dugg fa jël sama benn poste bu ndaw bu ma defoon ci émission yi ak sama 630 000 francs sama coffre bi rek loolu lañ def yàqal ma sama yëg toj ko dem seen yoon. jotuma ak ñoom dara. donc yóbbu nañ fi koppar. yóbbu nañ 630 000 francs. poste en plainte non pas enfin déposé naa ko déposé naa déposition commissariat urbain de Mbour woo naa huissier mu def constat demain je fais ma plainte daa ko toog boobu lu ma yor may ma jël. kon daal loolu mooy doo ci deltu ginnaaw. du ma dellu ginnaaw. léegi nag suba ngeen dem ci yoon. man maay dem ci yoon bi lu ma yor may ma jël. kàddu yooyu nag doomu imam bi weddi na ko ba tëdd ci suuf. te ci gis-gisam docteur Samb dafa bëgg a làq rek jafe-jafe yi mu am ci wàllu koppar ci bërëbu fajukaay bi muy jiite. moom moo nekkoon jaxasekat bu nekkoon si diggante soose yi moom moo nekkoon nit boo xam ne dafa yàgg di provoquer Doudou Cissé Kounda dama leen indil tuuti histoire. Samb moom noonu moo jël moom boppam ak njabootam yëpp en tant que Selbé si biir collectivité Manding moo woo njabootam yëpp ñëw téem suñu kankurang pour saboter leen di def ay provocation ñu dem. en 2016 moom moo nekkoon meneur de combat yi nga xam ne ñu doon jóge sant suuf xeex si El Hadj Samb moo leen doon financé si suuf moo leen doon def yeneen si suuf ñëw ak ñoom ba fii pour xeex romb nañ buntu kër El Hadj Samb waaye amul kenn pour dugg këram
amul kenn ku fa sànni xeer amul kenn ku gis sax dërëmam romb dem suñu yoon yaakaar naa li mu wax yëpp du kàddu kilifa li mu wax yëpp du kàddu nit li mu wax yëpp du kàddu nit koo xam ne ànd na ak sa xel ak sa sago. waaye fii it jël nañu tàbbite fu ndogal yóbbu mbir mi fi mbaxane doone benn. bu fekkee da nga soxla financement pour sa bërëb fajukaay demal nga uti ko si bërëb yi nga xam ne noonu lañ koy utee waaye du nii nga koy utee du tuumal ay nit yàq ay deru nit provoqué ay nit moo tax nga koy ut pour am ko loolu du mën a nekk mais nag El Hadj Samb na def très bien attention lu ko neex nag mën na def waaye dëkk bi dëkk yoon la si toutefois lim ñu waxal bàyyi nañ mbir yi si loxo yoon bàyyi nañ mbir yi si autorité judiciaire nañu def seen liggéey def lumière si li nga xam ne El Hadj Samb si loolu lay wax sinon nous aussi nous allons faire d'autrement te si yoon te xam naa bu boobaa mën na ko métti trop. loolu mooy yéen it mën ngeen dem ba yóbbu ko ci yoon. exactement. ci pëcc xoogu mag gi mu nekk diirub ñaari at yi kankurang baa ngi wéy di ba tey di ngiro ci biir réeroo boo xamante ne askanu Mandeng wala caaday Mandeng rek moo ci loru. Mbuur Thierno Daaf rajo télévision Walfadjri. ñu ngi koy jaajëfal Thierno Daaf ca Mbour dañu dem ca diwaanu Saloum foofee ca Kaolack ñii day liggéeykat yewoon ca mairie bu Kaolack toll nañ ci ñeent fukki agent yoo xamante ne soobu nañ ci xiifalu ñaxtu ni ki démb la ñu du mooy lekk ak naan ñaar ci ñoom nag lottu nañu lool ba yóbbu nañ leen ca hôpital régional bu Kaolack li ni mel nag liggéeykat ne mun tate ñu deltu ginnaaw xel xalaatu ko fekk maire bu Kaolack di Mariama Sarr joxu leen juróom fukki million ak juróom ñaar ya leen yoreel dañ ci teewlu kii di Babacar Sène mayor seen kaddu àdduna ci micro Alassane Ba. waaye grève de la faim bi dafa bokk ci suñu plan d'action parce que dem nañ ba gis ne municipalité Kaolack gisuñ lu dul ñu jàmmarloog ñoom moo tax pare nañ ba fu xeex bi mën a ab lii dafa bokk suñu plan rek mais des na yu gën a xarañ yooyu. li xew suñu diggante ak maire mun naa ne jotewuñu ak moom dañoo nekk liggéeykat yu kaas seen droit ndax dañ fi nekk depuis 2009. mu fekk ñu fi ñuy liggéey mu jékki-jékki ne day recruter ñu yaakaar ne maanaam ñi mu fekk ci kër gi balaa jël ñeneen ñooñu lay jël mu jékki-jékki jël 71 personnes yoo xam ne nii ñii politiquement ñii parentalement ak ay jegeñaaleem jël leen ñun mu bàyyi ñu ci biti mu mel ni ku ma am ndey ak ku ma amul ndey n'est-ce pas ñun ñu jël yëf yi yóbbu ko yoon parce que yoon ñun ñëpp la fi nekkal ñu ne au-dessus de la loi ba ñu demee première instance tribunal mu jox ñu dëgg ci kawam mu ne day def appel am na ci droit ba mu demee appel ba gën a bon ci moom parce que la ko tribunal daanoon appel ba daf koo doublé daanaat ko fekk kilifa la nag war na jomb tey di xeex ak ay doomam di dem ak ñoom ci yoon bañ daan ko mu taxaw ne du def loolu te jàpp naa ne Macky Sall miy woote gouvernement de justice waru ko seetaan mu nekk ministre am di def loolu maa ngi koy interpeller nag warul seetaan loolu fii nul n'est au-dessus de la loi topp nañ ko ci yoon def na appel bi daan na ko na appliquer li appel bi wax loolu moo ñu taaj fii gis nga grève de la faim bi dañoo toog ba pare ko door ko démarrer gis nga tànk li ñuy sàkku amuñu ko parewuñ pour jug ci parce que jafe-jafe yi ñuy dund ñun ñoo koy yëg lii mbéju kanam la borom a koy fayu tey buñ ne kenn moo ñu ko defloo kenn defloowuñu ko jafe-jafe yi ñuy dund suñ kër yi ñun ñoo koy dund ñoo dem ba yaakaar ne loolu ñuy dund ak gàcce yi ñuy am suñ biir kër yi parce que mënatuñ faa faj dara ñu toog fii dee fi sax moo ñu ko gënal moo waral ñu toog fii pare nañ nag tànk saafarawuñ suñ problème fii dañuy dee ci mairie. mu doonoon ñaxtu liggéeykat yi woon ca mairie bu Kaolack ñu fàttali ne ñaar ci ñoom jot nañoo lottu lool ba ñu yóbbu leen ci hôpital régional bu Kaolack dañ ci dikkaat ak Alassane Ba ma ñu fa teewal. dañu àddu ci leneen musiba Mbabakumba gi fi am démb fii ci Liberté 6 extension ab xale bu jigéen bu ëppal ñaar fukki at Awa Ndiaye lay wuyoo dañ ko faat ci anam yu doy waar ka mu nekkaloon ci hôtel bar ga mu nekkoon moo ko faat moo ko jàmpaaka yëfe nag jur coow ca googu lépp quartier ña ngay sàkku ñu dakkal bar gi ni mel ca gox ba dañ ciy teewlu Isatine. jéey ji mi ngi xewe fii ci Liberté 6 extension mu nekk as ndaw su doon wuyoo ci turu Awa Ndiaye ñu faat ko ci auberge bii di Golden Sun xale bu góor bii ñu fekk ci barab bi mu ñuy nettali ni mbir yi demee. même pas 5 minutes dugg crime bi am même pas 5 minutes crime bi am yàggul même pas 5 minutes crime am sappo ñu ne woo man saa bokk kenn xam nu mu demee waaye kenn xam nu mu demee man dama ñëw fi ay rumeur rek mais kenn xam nu mu demee ba njël laa woo sappo ñu kenn xam nu mu demee ki sax nee ne barman bi dañ ma jam baa ma ne ko xaama giwu tas yi amam gi tas daanoo lu mu daanoo foofu noonu seen xool mu ne kii jaru ngeen def kii dee pare mais dafa ñaaw boobu lex bi lañ xotti boo ko timee da ngay jooy
man ñi ko sàng man maa ko sàng man maa dagg rajo sàng ko kenn du muñ nëbbu dara mais ni nga ko jam fi la jaaraat dugg benn gaa mu ne ko gaa gis na ko mu ko boo dawee ma def na sa jaar fu ñaaw si la gan gi daw wañek ni ma jam ma kenn dugg si biir ñu porte mu jaar noonu si loolu normal la baaxul fu ñu ko demee foofu am na chemistry na ko génnee li jarul ñu koy làq-làq di ko nëbb li dafa ñaaw. koñ bi nag ay bar ak i auberge dafay bari lool ba tax ñi fi dëkkee di yëkkati seen i kàddu. chaque jour ñu xeex fi démb ci suba lañ fi xeex ba booru midi démb ci suba am ko fi toj biteel ay portable lañ sàcc ci biir mu toj biteel génn gaa yi daw mu jël taxi dem ba 11h man lii xamoon naa mais lii moo baax nañ ko tëj rek te lii état bi da cee war a jël ay ci koñ yëpp lii ay auberge lii waru fee am. dañuy ñaan ngir yàlla war soo ñu tëjal ñu ko loolu ñëpp wax. loolu ñëpp wax nañ ñu ko tëjal ngir yàlla nañ ñu ko tëjal parce que amuluñu benn rendement benn chinois lañ ko jox benn chinois moo ko gérer ak jabaram benn famille moo fi ñëw gérer ko ak jabaram nañ ñu ko tëjal ngir yàlla war a sori nañ ñu ko tëjal. xale bu góor bi def jéye ji dafa àbb mboy gi chinois yi nga xam ne ñoo mooman auberge bi itam kenn gisul leen waa sapeur pompier jël si nañu néew Awa Ndiaye ba yóbbu ko ca l'hôpital. lu aju ci géopolitique beeg tàllal loxo bi Aly Ngouille Ndiaye jawriñ ngi ñu dénk wàllu kaaraange bi réew mi tàllal ku jég politique bi ni ki démb ngir ñu diisoo waxtaan waajal élection présidentielle 2019 ci anam yu mucc ayib loxo gamu tàllal am ñu jortu ne politique moo ca laxasu ndax kam fa wutu di Abdoulaye Daouda Diallo Aly Ngouille Ndiaye moo ko gën a fës ci wàllu politique bu ñu sukkandikoo ci taskatu xibaar bi di Pape Samba Sène di analyste politique ci jokkoom ak leeru jamono. maa ngi rafetlu le fait que Aly Ngouille Ndiaye mi nga xam ne moo yore ministère de l'intérieur léegi di tàllal loxoom pour que opposition bi ak ñoom ñu gën di diisoo nit ku tàllal loxo nag da nga koy rafetlu waaye est-ce que rafetlu ko ak tàllal loxo doy na ñi nga xam ne ñooy kujje gi ndax kujje gi dañuy ne dañ boo moytuwul dañ leen déshabiller pôle pour habiller leen gens parce que Aly Ngouille Ndiaye ak Abdoulaye Daouda Diallo kii nii responsable politique la fee ca Fouta kii responsable politique la fee ca Linguère kon ñoom ñaar ñëpp di ay ministre ñoom ñaar ñëpp di ay jegeñaale bu Macky Sall ñoom ñaar ñëpp également di ay responsable APR kon yaakaar naa ne différence bu bëri amu ci waaye nag opposition bi ñu soxla dëgg-dëgg ñoom ci li ñu wax moom mooy dañuy soxla kilifa goo xam ne dafa tëddee jaaxaanaay ngir ay élection gën a mun a leer ñoom joŋante yi ñuy dem ñu mun ci gis seen bopp te càtt yi jàpp. dëkk bi di Daaru Mbapp ma nga ca diwaanu Saloum ne ci yoonu tuxu maanaam dem dëkk ji feneen fu mel ni Gambie ndax gisatuñu seen bopp ci réewum Sénégal ne nguurug Sénégal taxawu leen benn yoon ci jafe-jafe ga ñuy dund foofee ca Daaru Mbapp dem fa doon na lu jafe lool ñàkkum jumtukaay bërëbu fajukaay ak courant wax noppi askan wa jot nañ ko wone ci doxum ñaxtu gañ fa doon amal dañ ci teewlu Alhassane Ba. li xew ci mairie bi c'est inadmissible te dootuñu ko nangu parce que mënoo ñëw ci mairie fekk fa des travailleurs yow nga xamante ne bi depuis 2009 ñi si gën a ancien ñoo ngi fa di liggéey ñii 2011 2012 2013 ainsi de suite nga jël leen licencier leen dàq leen recruter 71 personnes ku jël 71 personnes war nga mën a jël 40 personnes ñu dem tribunal condamné mairie bi ni travailleurs yi nekkatuñu ay journaliers ay permanents lañu. maire bu fi mos a nekk bu la autorité dañ leen nii dëgg. daañu ci dikkat ci yooyu la liggéeykat ca mairie bu Kaolack ak seen ndefalu ñaxtu ak xiifalu ñaxtu gañu door ñeneen ñuy ñaxtu mooy askan wa dëkkee ca Daaru Mbapp ma nga ca département bu Nioro foofee nag askan wa jot nañu amal yëngu-yëngal ca mbedd ya la leen metti mooy nguurug Sénégal da leen a seetaan ne bu ñu deful ndànk dàquñu sax ba dem dëkki ca Gambie ma leen taxawu saay su ne dañ ci teewlu Alhassane Ba. ñi dëkkee ca Daaru Mbapp di ab dëkk bu bokk ci commune bu Ngayeen Sabax ca département bu Nioro wàcc ci mbedd mi ngir ñaawlu jafe-jafe ak tumuranke yu seen diiwaan ba di dundee rukke gu métti ànd ak yoon wu bon ba fay jëm tax ñuy jaar ci biir Gàmbi wiiri ngir mën a agsiwaat ci biir Sénégal. naqaroo mooy lan dëkk bi boo xoolee nu toll amul yoon woo xam ne nit mun na fee jaar horaires yi li fi eewoo war naa mat juróom-ñaari horaire yu nga xam ne bët bu set bu ñu xëyee dem Kaolack bu ñu ñib si ñun ñëpp dañuy ànd dem si xurwa di leen garandu ji ndax buñ leen garandu duñ dugg ci si dëkk bi horaire buñ ne dañu ñëw garandu la ba nga ñëw ñu wàccee ni clients yi pousse la nga mën a ñëw dugg si biir dëkk bi suñ ko deful horaire yi dugg si biir dëkk bi fii ngay béyee ko dem yéeg ci tali Gàmbi ba daw bee Farafeñe dawaat tourné ñëw poste kër yi doo ko mën a dugg Sénégal loolu gàcce la gàcce raw na loolu lu tel Sénégal waruñu am ay horaires yoo xam ne chaque jour que jafee ñu war a génn di dem
ba Dakar te mënuñu am yoon bu ñu jaar loolu vraiment c'est honte. poste de santé ba fa ne bi nga xamante ni ñoom ñoo ko tabaxal seen bopp ñàkk personnel bu qualifié waaye tamit ñàkk ay jumtuwaay. biñ 2002 lañ ko fi tabaxee depuis boobu ba léegi mënuñoo fexe ba am docteur mënuñoo fexe ba am médecin bu fiy faj mënuñoo fexe ba am garab. ñi fiy feebar kenn xamuñu ñu toll nit daf fiy feebaree sax war a am doom nga teg ko ci seret di gagar-gagaree jëmoo moom ci hôpital yi balaa ngay yegg lu ne mën na ciy xaj. ñaari junni ak ñaar téeméer ak juróom fukki doomi aadama day dund ci dëkk boobu tàyyi si xaar ñu indi leen courant ngir ñu mën a dund ci kaaraange. dëkk bi amul dara ci courant xoolal dëkk bi nu mel xoolal dëkk bi nu mu toll tey te mosuñoo nekk opposition de ñun pouvoir rek lañ mos di àndal waaye mosuñ ñoo xool ci dara. sonn di daw ci ginnaaw ak laaj seen warluwaay tax askanu dëkkee foofu ca Ngoyaan naan buñ leen saafaralul seen jafe-jafe yooyu duñu woteel président Macky Sall waaye tamit dinañ jël seen dëkk boobu boole ko ca Gambie. waaw ñun yoon lañ bëgg ak hôpital ak lamp buñ ko mën a xam. léegi nag ñàkk fayda dafa jeex léegi dañoo moom suñu carte toog taxaw téye ko léegi nag buñ gisul lu ko jarati ëllëg ku ñëw fii ne ay élection dafa ne dañuy téye suñ carte toog di la seetaan. déet xanaa moom kay xalaat nañoo dem bokk Gambie sax parce que Gambie ñu gënal fuuf. ñu fippu bokk Gambie sax moo ëpp avantage ci ñun. Daaru Mbappu Alhassane Ba Abdoulaye Dia Walfadjri. ñu ngi koy jaajëfal Alhassane Ba foofee ca diwaanu Saloum dañu àddu ci coowal soble fële ca diwaanu Podor ca Fouta ay fan a ngi nii béykatu soble wa jotoon nañu ñaxtu joxoñ baaraamu tuuma yenn ci jaaykat ya ñu jëflanteel ne dañoo toog ci bor gañu amee bañ a fay loole nag jaaykat ya jot nañu weddi tuuma gi ni mel ne soble googe sax taxu ko demee noonu te ñay tuumalaate du ñooñee war a àddu dañ ci teewlu kenn ci jaaykat ya Moussa Ndaw lay wuyoo ay kàddoom ci micro Khady la. li ma fi indi mooy dama dégg Mamour Kane bopp njandaan wax ba cité sama tur ca Mamour Kane jaayul woon sax même kenn soble taal moo jaay nit ñi soble première camion bi ma jëkk a jëlee Fuuta maa dem xool ko mu rafet ma peese ko indi ko jaayal ko sa bopp amul benn problème fay naa seeni borom ba ne yan yes yëpp maa demal sama bopp peese mais ñoom dañ ma ko yónnee dem bomba def soble bu bon yëpp def ci biir saako def ko ba ñu ñëwee ma wax leen ko ñu ne ma soble bu baax la ñu ñëw réunion man leen kaay leen jaar fa xool ko ñun man duñ fa jaar ndax xaalis amul bon lañ ma indil ba ma ñëwee man leen nañ fa jaar ngeen xool ko ñu bañ jaar ñu fa ba ma dikkee laa gis jël vigier mu dem constaté soble bi photo yaa ngi fi vigier këyit yi ma bindal mi ngi fi jour keroog 1 million yi ma jaayan ci directeur Dex laa leen ko joxe biir ARM ñu yóbbaale ko kon bu ñu taxee naan yoreel naa leen xaalis en même temps nit ki bu fekkee dafa la yoreel xaalis même bu fekkee laa wax dafa la yoreel xaalis bala ngay dem ci presse dem xam nañ sama kër xam nañ sama place ñëw nañu réunion na retourné ke maa leen jël yóbbu sama kër fa la ñuy añee lu ñu warul lekk kenn du ko jaay kaay leen ñu toog ministère réglé ko ñu ne du ñëw ndax dafa jege julli pour quelle raison seen ministre def tous les moyens pour ñu jaay seen soble yi ñu jaay ko avec prix yu baax aussi que directeur ARM nekk ci góor-góor lu ma nit kon bu ñu taxawee naan alors que dañuy def grève de faim man Moussa Ndo di suspect na ñëw ma abal leen bayal terrain bu dee néew ñu defa grève de faim fii àdduna tukki ba xam. ci soble googule la ñu desandi naka la bindoo ci marché yi fii ci Ndakaaru lëjum yooyu le jaaykat yi gis ne daal xaw naa jafe lool ndax nawet gi lii di jën itamit jafe na jaaykat yi déggaguñu ñaata clients yi jàpp ne njëg maa yokk ci jamono ji dañ ciy teewlu reportage yu Rokhaya Ndour. ñoo ngi ci marché Castor njënd mi ak njaay mi nag fës fi lool rawatina ci nawet bi jën jafe fi lool bu ñu sukkandikoo ci ñenn ci jaaykatu jën yi. njaayam jën bi de jën moom seer rek la def da ngay jënd jaay ba sonn doo gis sa xaalis te les clients yi sonnatuñu na dañoo am yàpp bu ñëwee wër gis ñu lu ñu xam ñu dem jëndee yàpp togg wër na yàlla dafa seer kees yi ay ñaar fukki junni sans départ rek seer moom def na ko. instant bi mu gis ñu kenn wax dëgg yàlla bu nawet bi nag moom day fekk instant bi jën bi day seer mais instant bi daal ñu ngi jógee si tabaski xam nga nit ñi amatuñu xaalis moo tax fi ñu doon jën bi dafa seer ñun bu ñu tegee jën yi di ko jaay gisoo ko nii gis ñu client seer na gis ñu client dañuy bëgg di obligé di glacé lii bi wóoyang bi ñu koy wax wóoy mu ngi jar juróom-benn junni jaay bi mu ngi jar juróom-ñaari junni ak ñeenti téeméer nga saam ko 100 000 francs ba keroog nga jot sa xaalis sans gañ sans perte rek yàlla baax na. bu weesoo jën nag ñu nemmeeku yokkute gu feeñ ci njëgu légumes yi. nawet bi daal marché bi yéeme na parce que marché bi amul xaalis ba pare bagage bi seer na marché te tubaab fa kaala macha allah daal.
ndugg moom amul moom waaye seer na si marché bu lool tey seer na fa ñu koy jënd foofu la seere loolu moo tax. ci nawet la ñu nekk xam nga nawet ku ne xam na ne nawet bagage du bari ñàkk a bari bi nag moo waral seer bi ndax ñoom dañ koy jëndee ca tool yu seer bu ñu ñëwee jaay ñu lu seer ñun tamit il faut ñu teg ci dara jaay loolu kese la. chaque personne mu ngi jar 800 ñun ñii ñu ngi koy jëndee 800 di ko jaay 900 100 francs lañ ci teg bénéfice kon xam nga loolu jaadu na parce que dafa cher ñoom ñi koy jëndee àll ba lu cher lañ koy jëndee léegi buñ ko jëndee lu cher ñëw jaay ñu ko 800 ñu jaay 900. marché bi nag ak ni mu bindoo fan yi tax na ba askan wi seen dépense yokku. marché nawet moom xanaa metti ndax yu sew cher na même kaani ji may pesé sax dafa cher jën amul jën yëpp congelé la ah boo waxee ñu ne nawet bi la wala jën dañu dem tabaski ji dañu dem tabaski ji moo li nee nañ géej gi daal wóorul waaye nag xam naa daal metti na daal ndugg amul lépp a cher parce que léegi laa sëgg fële di laajte loolu laaj cher nag benn yaboy boo laal loolu lañ lay laaj sa saamu yaboy 500 000 francs te sa yaboy sew lay doon pare yu xonk cur congelé lay doon vraiment moom metti na. metti na déjà il y a pas de poisson les légumes sont chers après la tabaski jën amul ci nawet lañ nekk xam nga nawet jën day raar jën amul légumes cher na les ménagères sont fatigués ñi ndugg daal dañu sonn parce que marché bi dafa metti. lii di jën légumes ak yeneen jafe gis lool ci marché gi ci jamonoy nawet gi ñu nekk jaaykat yi nag di ñaawlu seeraayu jën yi ak légumes yi clients yi ne ñoom seen poos yëg na ko bu baax a baax. ñu ngi koy jaajëfal Roqaya Ndour mbokk yi ci noonu yegsi nañ ci xibaar yi ñeel bitim réew la ca gën a fës di fitna ga am ca Birmanie Rohingya yañ fay faat ci anam yu métte métti la xew ca Antilles ak i tamit la xew ca Togo dañ ciy teewlu yaatal geek Mamou Diaby Gassama. boobu ak léegi mat na ñetti ay bés askanu Birmanie ak communauté internationale di xaar Dawn San Suu Kyi ngir mu àddu ci fitna ba nga xamante ne ñu ngi koy teg Rohingya foofee ca réew ma niki tey ji soxna si daal dina yëkkati ay kaddu ca capitale réew ma daal di ko jëmale askan wa de prix Nobel de la paix woote ne jàmm ngir ñi dàq ba faw xaajalo yu am diggante bouddhiste yi ak jullit yi moom sax daal dina masawu képp ki nga xamante ne tooxal nañ ko ci bili fitna niki ci jeexitalu weeru ba tey ji lu ëpp 400 junni Rohingya daw nañu état Arakan te nekk ca bët penku réew ma daal di dem làqu ji ca Bangladesh njiitu gouvernement birman daal dina àddune ni pare na delluwaat Rohingya yi jot a jéggi frontière Bangladesh waaye lu mel laata ñi koy amal danañu vérifier seen identité. ab ngelaw bu tar biñ tuppee Maria te weesu catégorie 5 daal dina yëngal terre niki guddi altine jàpp talaata tey ji ci l'île de Dominique ngelaw yooyee day daw 260 km/h Maria yëngal na Martinique di fi nga xamante ne lu tollook fanweer ak ñetti junni dëkkuwaay amuñu jamono ji courant waxtu yi di ñëw ngelaw li mën na laal Guadeloupe Saint-Kitts-Nevis ak île britannique de Montserrat ci fan yi ñu dëgmal sax ngelaw lu tar li mën na laal territoire américain de Porto Rico ngelaw li teñ duppee ko Maria yëngal na les Antilles gannaaw fukki fan rek bi ngelaw biñ duppee Irma te mu jot a faat lu tollook 4 doomu aadama ca région ba ak te mu jot a yàq lépp lu nekkoon ci yoonam ca île de Saint-Martin Saint-Barthélemy ak Barbuda. ca Togo gannaaw manifestation yu fa amaloon niki tey ji ca penc ndaw réew ma danañu càmbar coppite yi nga xamante ne moom la gouvernement bi bëgg a indi ca charte réew ma bataaxal bi ñu war a saytu day àdduwaat ci li kujje politique bi bañ moo di ne opposition bi daa bëgg ñu limiter mandat présidentiel ak scrutin bu ñuy amal ñaari yoon kujje politique ba fasul yéene fekkee sax lële bu ñuy amal ca penc ndaw réew ma niki noonu sax opposition ba dana amal ay doxu ñaxtu niki àllarba ci ak alxames. Mangog bàkk ba jib na tàggat yaram ci leeru jamono Cheikh Tidiane Gomis la ñu dalal Cheikh ñu ngi lay nuyu. Abdoulaye Bob ñu ngi lay fay. ñu fas yéene ko door rek wàllu football ak éliminatoire li nga xamante mooy qualification mondiale 2018 Sénégal Afrique du Sud match bi ñu war ko taxawalaat Burkina taxaw ngir xëpp ci suuf. waaw dëgg la Burkina dafa bind waa tribunal arbitral bu sport ne leen pour ne
FIFA maanaam dindiwaat match rejoué boobu di am diggante Afrique du Sud ak Sénégal ndax loolu dinañ ci am li ñu bëgg waaye kenn ci maanaam kenn ci ki nga xam ne mu ngi yëngatu ci wàllu maanaam droit des sports ñu koy wax Abdoulaye Sakho professeur Abdoulaye Sakho nee na gëmul ne que loolu dina antu. waaw ci UFOA bi ah. waaw ci UFOA bi tey jii ci ngoon ñu ñëw ci tableau yi Sénégal dina am match ak ki nga xam ne mooy mooy Côte d'Ivoire match bu rëy la li ko waral moom mooy ku gagné rek da ngay qualifier demi-finale moom mooy match bi ñu xool tableau bi. xam naa yembagul machine voilà yembagul kon nag Sénégal tey lay joué ak Côte d'Ivoire bu juróom-benni waxtu jotee. dañ ci dikkat ci googu lépp jongante ñu àddu ci navétane phase nationale ak table bi nan lay demee tey ci wàllub quart de finale yi. waaw quart de finale yi léegi leer na dafa mu nekk ni dañuy def rek wan leen tableau bi ñan ñooy daje ci quart de finale yi suba lay am ci stade Amadou Barry bu Guédiawaye ak Alassane Djigo bu Pikine kon nag booy fële ca Pikine foofu nag booy xool Yeewu bu Diourbel mooy daje ak GIA bu Louga Gounass bu Guédiawaye moom mooy daje ak Bendoula bu Ziguinchor ñu ñëw nag ca stade Alassane Djigo bu Pikine Kek bu Kédougou mooy am jogante ak Defar bu Defar Hersent bu Thiès. moo nekk waaw gis nga nag mu ngi nii léegi nag fu mu nekk nii Farba day xaar jogante bii diggante Réveil ak Lébu gi démb la amoon ca Bargny waaye mujjewul àgg taw bi moo leen moo yàq match boobu ba tey ji Réveil ak Lébu gi tey ji lañ koy joué ci stade Alassane Djigo bu Pikine léegi nag ku gagné ci match boobu mooy daje ak Farba ñu des ba léegi ci li nga xam ne mooy phase nationale yooyu équipe bi ñuy wax Defar Hersent bi nga xam ne dafa daan bokk xalaat bu Saint-Louis benn bal ci dara loolu nag qualifié na ñoom nag li ñu bëgg at bi moom mooy jël coupe bi ñu dégtal leen ki leen di tàggat di Abdou Diop ci micro Théodore Semedo. waaw joué nañu match bi ci final bu difficile bu metti ndax match ay natal direct moom adversaire bi nga xam ne mooy doog a ñëw ku ne de wut victoire la gagne mais joué nañu ko pendant 90 minutes mais ci ba arrêté la am na différence bi mais tey yàlla may nañu ndam pour ñu mën a continuer suñu compétition. waaw sama objectif mooy faire mieux que Kaolack ndax en 2015 ñu demoon à Kaolack phase nationale nekk vice champion national ren ñu ñëw ndabal 1 an suñu deuxième année kon suñu objectif rien d'autre que remporter la mise incha allah loolu mooy jël coupe bi yóbbu ko Thiès jox ko waa Thiès. waaw kooku nag moom moo doon Abdou Diop di tàggat équipe Defar Hersent waaye nag Ablaye Bopp waa bokk xalaat bu Saint-Louis kontaan nañu lool nee nañ daal arbitre bi dégg nga dafa jàppale waa Defar bu Hersent ñu déglu seen secrétaire général di Amadou Thioy ci micro Théodore Semedo. lu ñu gis vraiment jaaxal nañu parce que arbitre bi nga xam ne dafa far mi ngi commencé si vestiaire yi man maa remplir sama feuille de match. mu remplir ba pare mu jël fa jox ko les dirigeants da ñu ci les problèmes mystiques bu jox leen ñu téléphoné di ko wax seen ay sëriñ foofu la commencé ñu dugg si biir terrain bi ils nous ont intimidés durant tout le match ils nous ont intimidés à la fin du match à 5 minutes de la fin il a donné penalty bi nga xam ne kenn xamul penalty la kenn xamul lan la donc lii vraiment dañuy wax waa ONCAV su fekkente ni ñoom ñoo ñu indi fii jëlee ñu région ba région donc nañu xoolaat seen bopp parce que su fekkee ni yoo demee ay ONCAV yu bëri gën a judd Sénégal y aura 50 000 ONCAV dans ce pays là et que Sénégal tey sonn si football mais du am dara. waaw dégg nga kooku daal waaw mer boo xam ne ba fu mu nekk nii waa bokk xalaat kontaan nañu ci défaite boobule léegi nag lu ñuy def rek moom mooy rek dem ci wàllu li nga xam ne moom mooy xibaar yi. waaw kon nag defe naa ni Ablaye boobu damay def rek delloo la kàddu. am na ci solo ci xibaaru yéenekaay yi. dal leen ak jàmm lii di coalition Benno Bokk Yaakaar yëngu na parti socialiste PIT ba ci LD ma ca bokk kontaanuñu benn yoon ci ni Benno di doxee waaye seen maire xëy nañ ko jukki ci biir yéenekaay bi di Walf Quotidien mi ñu xibaar ne assemblée nationale gi ñu samp bees ñii di ay farandoo Macky Sall ci coalition Benno Bokk Yaakaar gisuñ ca seen bopp muy parti socialiste PIT ak LD Walf Quotidien bu dee parti Abdoulaye Bathily di LD ses nañu lool mere nañu lool kii di njiitu réew mi Macky Sall bu ñu sukkandiko ci Moussa Sarr mayor seen kaddu jot naa jébal njiitu réew mi Macky Sall
ab demande d'explication ngir njiitu réew mi Macky Sall leeralal leen ana lu tax mu tànn Khoudia Mbaye def ko ministre te doonutoon tànneefu LD Moussa Sarr ne loole la ñu bëgg a xam ana lu sooke njiitu réew mi Macky Sall xañ LD poste député gamu am ci assemblée nationale jox ko APR Walf Quotidien di ñu fàttali ne ñaari parti yi le jafe-jafe yu tar la ñuy dund ci waxtu wi le muy PIT Maxar Ñaar LD bu Abdoulaye Bathily ne ci guddi gu bër setagul bu dee waa parti socialiste coowaleen topp ñaawlu ni njiitu réew mi Macky Sall doxale ci assemblée nationale rawatina na mu doxale ci gouvernement bu bees gañ fi samp Moussa Bokar Thiam ne parti socialiste ñaari ministre kott la fa am njiitu réew mi Macky Sall joxul cër parti socialiste la ñu jotoon a tënk ci coalition Benno Bokk Yaakaar maanaam gouverner ensemble coalition Benno Bokk Yaakaar soobandoo di doxal nguur gi maître Moussa Bokar Thiam ne loolee amut Benno gi turgee fi ne waaye la ko taxoon a jóg amatul dal di naqarlu ak métitlu li xew ci gouvernement bu bees giñ fi taxawal yéen kaabi di Zoom Info ne bokku ca gannaaw bu ñu tekkee ndombol tànkam moom Yakham Mbaye ma ngay wax góomu xolam ci biir yéen kaabi di Zoom Info Yakham Mbaye joxoñ baaraamu tuuma ne lu yàqu lu ne diggante première dame Marième Faye Sall ak rakkam Daouda Faye Yakham Mbaye ne loxo Farba Ngom génnu ca loxo Alioune Fall génnu ca loxo Abdou Mbow génnu ca loxo Racine Talla génnu ca ba ci loxo Maodo Malick Mbaye Yakham Mbaye ne ñoom ñile ñoo gàllankoor diggante Marième Faye Sall ak Daouda Faye ana na mu gisee Mansour Faye ak Amadou Talla moom Yakham Mbaye ne ñoom ñaar ñile am nañu fulla am nañu fu ñu teg seen bopp rus nañu yenn yi keneen di jegeñaale njiitu réew mi Macky Sall di jaruñ nga ñu fal bees dénk ko karange bi réew mi di Aly Ngouille Ndiaye ma fa wutu Abdoulaye Daouda Diallo réew mi quotidien ñoom la xëyee ci seen jokkalante lenge yéen cabinet jot na ca rotal ay kaddu moom Aly Ngouille Ndiaye xamle ne la ko yitteel dina soobu ci dialogue politique maanaam fexe ba opposition beek nguur gi diisoo waxtaan jëm ci wàllu élection yéen bi gis ne Aly Ngouille Ndiaye tàllal na loxo waaye nëbb na loxo geneen di loxo njiitu réew mi Macky Sall ndax moom moomee lépp lu jëm ci wàllu sañ-sañ ak doxalin moo yilif Aly Ngouille Ndiaye réew mi quotidien bàyyiloo xel Aly Ngouille Ndiaye na xam ne sañ-sañam am na fu mu yem ay kàddoom moom la ñu fekk ci biir yéen bi di Sud Quotidien moom jawriñ gi ñu denk wàllu kaaraange bi réew mi Aly Ngouille Ndiaye ndénkaaneem bokk na ci dina xàll yoon maanaam ubbi waxtaan diggante nguur gi ak kujje politique bi jëm ci élection présidentielle 2019 Aly Ngouille Ndiaye gis ne fu réewum Sénégal toll ci wàllu démocratie waratul am jafe-jafe élection Aly Ngouille Ndiaye ne li ni mel bëgg na cee jublu boole ca ñëpp yéen bi di enquête ne ñoom ñaar gisee nañu démb jokkalante nañu lenge ya ak kañ ko dénk bees di Aly Ngouille Ndiaye jot na lenge ya ci loxoy Abdoulaye Daouda Diallo moom jariñ nga woon Abdoulaye Daouda Diallo jot naa jiite ministère gi ni mel ci diirub ñeenti at def na xayma calam fa jot a liggéey ci wàllu politique ak ci wàllu kaaraange bi réew mi bu dee Aly Ngouille Ndiaye jot naa yëkkati loxom waat ni la ko yitteel mooy fexe ba déggoo am ci wàccaayu élection présidentielle waxtaan ak kujjeeg politique bi diisoog ñoom Vox Populi ne mujjee nañu diisoo démb diggante Aly Ngouille Ndiaye jawriñ gi ñu dénk bees kaaraange bi réew mi ak kafa newoon di Abdoulaye Daouda Diallo bokk na ci la ñuy waxtaanee nguur gi ma nga ci ay tànk nas ay pexe ngir wàññi bariwaayu parti politique yi ci réew mi Vox Populi ne nguur gi dina leen segg wàññi leen ngir sàkkal leen pexe libération dal di ko feelu ne doonatul lu ñuy lamlaame gannaaw bu mu faloo bees yor kilifteefu caisse de dépôt et de consignation Alioune Sall di rakk ci njiitu réew mi Macky Sall ak coow li ko toppoon fan yi moom Alioune Sall tey jii la fas yéene yëkkati loxoom waat ci kanamu conseil de surveillance bu caisse de dépôt et de consignation laataa ñu koy jébbal lenge yi niki alxamis Boubacar Ba njiital forum du justiciable ay kàddoom ci libération daal dina sàkku ci Alioune Sall ngir mu leeralal askan wi amam ci ñaata la toll Dakar Times xëy di ñu gëstul kii di Mansour Faye jawriñ gi ñu denk wàllu hydraulique ak assainissement yéen cabinet soobu na ci projet gu toll ci téeméeri milliards ak fanweer ak juróom-ñaar jëm ci wàqi maanaam xóotalaat géej gi fa tolloog Fardé Mamel bu Wokam yéen cabinet projet gi ni mel am na lu ca laxasu te leeragul ci xelu askan wi jëm ci koppar yañ ko xaymaal ak ña ca war a jot ndampaay ba ci xóotal ak wàqi gañu nar a def ca Fardé Mamel ana lum ñu mun a jural ci wàllu environnement Dakar Times ne bile projet lu bëri moo ci laxasu Direct Info xëy sampap la jagleel ko procureur de la République ne monsieur le procureur ndax waa ji di Assane Diouf dafa am permis gu ko may mu dëkkee di saaga njiitu réew mi Macky Sall ak njabootam dëkkee di saaga keneen ak keneen ndax dañ ko jox sañ-sañ ne saagal ku la neexam déet yéen a bi di Le Quotidien xëy di ñu gëstul école bii di Yavuz Selim mi jur coow ci jamono ji te ay fan donga ci des ubbi teb l'école gi yéen a bi di ñu fàttali ab dogal gi nguur gi jëloon demoon ci transféré maanaam tuxal kilifteefu école ba teg ko ci loxo ñeneen yéen a bi ne loolee ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru août gi ñu weesu la woon ba ko ñaareel autorisation maanaam dogal ga ñu jox fondation Marif ngir mu saytu bees kilifteefu Yavuz Selim nguur gaa ko xaatim ñaar fukki fan ak juróom ci weeru août gi ñu weesu Le Quotidien tey nguur gi wëlbatiku jalgati lépp tere lii di administration Yavuz Selim ba ne ca Saint-Louis ne bu ñu tegati seen tànk ci googule école yéen a bi di Le Soleil ne njiitu réew mi Macky Sall ci ndajeb Japon digganteem ak conseil de sécurité bu ONU jëm ci xeex terrorisme njiitu réew mi Macky Sall sàkku na ci ONU maanaam mbootaayu xeet yi ngir ñu bàyyi xel Afrique ñu déglu Afrique muy joxe xalaatam yéen a bi di Le Quotidien xëy di ñu dégg
dégtal loi gi fi njiitu réew bi Macky Sall taxawaloon jëm ci wàññub njëgu luwaas gi Walf Quotidien tey ji la njëgu luwaas gi gën a cher yéenekaay bi gis ne loi gi ni mel dafa gën a lottal askan wi gën leen a sonal ci mbirum luwaas yéenekaay bi ñu fàttali ne loi googule buñ ko fi taxawalee ba tey saafara la gu jur jàngoro yéenekaay bi di L'As xëy di ñu dégtal ay kàddu ndenkaane njiitu réew bi Macky Sall mi dànkaafu fédération sénégalaise bu football ne bu yaboo ñu jël matuwaay ya ca war te fexe ba équipe nationale bu Sénégal qualifié ca mondial 2018 lu ko mooy tasum fédération bi xëj na ci jëlee fi lii di staff bi dar équipe nationale xëj na ci yéenekaay bi di Stade ne lekkul ci ndab li bëgg cee xëpp suuf Burkina Faso bëgg naa xajamal match gi war a doxaat diggante Afrique du Sud ak Sénégal gannaaw bu FIFA sàkko li ni mel Burkina Faso ne déet fas yéene kalaame mbir ya ci tribunal bi àttewoo lépp lu jëm ci wàllu sport ngir ñu gàntal match gi war a dox diggante Sénégal ak Afrique du Sud yéenekaay bi di Les Échos ne lu doy waar lu yéeme moo am ci Liberté 6 extension ci ab bar Golden Sun yéenekaay bi ne ab xale bu jigéen bu wuyoo ci turu Awa Ndiaye moom lañ fa faat ci anam yu méttee métti kamu àndaloon ca googule auberge di Kader dal di jam Awa Ndiaye Les Échos di ñu fàttali ne coow laa nga dooree gannaaw bu Awa Ndiaye yëkkatee kàddoom xamal Kader ne traître nga maanaam workat nga te bandi nga fala Kader fippo dal di jàmpaaka Awa Ndiaye ma doon jaay boppam deret gawal bakkanam yem fa yéenekaay bi ne waaja fala jóge daw police ubbi na ceeb enquête ma ngi koy wër mbokk yi lu nuyoo tàggatoo jot na ci xibaar yema fu ñu tàggook yéen ci xibaaru digg bëccëg gi ci leeru jamono Walfadjri TV jaajëfal Demba Thiam mi ne woon ci machine beek Ajaratu Penda Diallo Guèye mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal ci teewlu gi ci ànd beek Walfadjri leeru jamono ñu gontoog jàmm ak programme Walf TV ñu gontoog jàmm yal na jàmm yàgg sax fi